أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ويكو بالون كو جماعتي بيجو كسانكن جاتي عرباي دي فلين في جولاي كنا اونين ديكو فيجي the 13th of July 2022 Wednesday. The mercredi le 13 juillet 2022. Nge Baytullah Al-Mawrous a Jamaat Babil Mansi Chargo. Assalamu alaikum. Folo bejo bere gola me baba anola apakola Honorable Omar Koli et Abuko nane aseka wala inyamola ajime onila nyambula to ko mislimak muno la duwe metaka mbaje nyambi koy meno babi tini emite de uno argana fanka hinena argana tu yonen firdausi amera fukan fukaray emite ngara fuyi fofola Mankulanga kusana memite jas talang unyan 10 10 o'clock bare chosana la fang aseka alolo mu amera mu kare so hadi sanyang bare chosana la fang yo jingake bona chim jingake nim man bo kan ka jupe kumanja yo so ni mangnya mu na lo duwe Bekam bin kanena jatiola allegiance mal alkiyama akela yola di yola siloyo akela po wana kala baytum emite bela ngale sembalen ke bola bekane purela de lupe bi nyako kayre yemuk emite de sene balen ke bola fu fa bake oni laanya ajamit muna lo duwe mun kanena jatiola allegiance mal alkiyama Upureja pop nilani lawo tate manjuno maduwe anaola ajime omo Bakar Sani o umbom apalo ma simple abaji kunda wano sanu baye dede daninya ome bale omde sukere yankone ya wonia bale ko chosane le fan sinjang boku pulo fugana bari on fana ya jukole dokula ko manku mik kulenyu fokaray emte kato emte lengal fui fofola chat wata piot mom 2 o'clock no ko fokom esukan kona wonia li baraje se esukeleti tori leyu kankani alik talending beta bokoto oto akila mu Omar Bakar Sani ome le mama muna lo duwe metakam banjenya bin koy meno babe kanena jatiola allegiance yomal alkiyama balenke bola wana kala batu mtede sena e purela de lupe de bajen ka josa kolyo Bakar Sani mo kan mante man wano san programme kan baka karang alquran ome ka emite yona fifa fola pedangi fo fukan wana regam rek o katutu balab fo kat fukof wa woko no gaba woni dimbe kate panu kat balab wala no kat fukof so Bakar Sani ja kulanga la ko sala mitay mereka mana bilonya baka karanke alquran mitaka ba tokem bi nema kila tokeno de fulia nakata kata fomfang pa alleluya jaja senku bari bo mereka fifa fola fujil enda alkiyama la soni ande mereka furir bo fola fo henten bana sanken wana mitay jabe ka bonketo di baraka be imam Musa alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ba guto ba fasaw wala nya ajamit juna lo duwe famfam Bakar Sani yo upureja ni jo mani sanken duniye wani rega mukana rega ku kanum ku jamatak ku jamatak tam kuma man kulle borola ula tambangola tambum man kulle bora ula tambangola jakut de
mbukanum egole na sunsum bare bane ban ijanjang audio anaken mana sankena seka ken ajola mana sanke me asom jata mi kuye asom jata jang ni janjam basankena bola aseka manala kon ka balangak yani asom jata ande jel Ousmane Sonko bare aseka o kanjani inye takumri tamburi ajelja Ousmane Sonko tamburi di ministère yola tout o fanama han Macky Sall la da juma o Ousmane Sonko siga bay ma jel Ousmane Sonko ngole no yo fito fit nan so nyanyam so ejume jele di butuma man ka sanke medi man ko jikere di terminio njo ome le jak ono mirago me akala asom jata mirago wokon ma janteno Macky Sall nana jawlombe campagne binjona nana jomu rompen Emile Bachan inje baytula o me meni jume njo o mele meni jume wana rege nane Casamance jilebom min namen inamen no di Sénégal oto ono kanja na mo furimof amani me Macky Sall ba jelero bara numa man wa galen bu kanat ala ko yadi placer han ka sano amadinam nana mana faso pour ma poy enda yola placer la bare jono ono le jaw njejiri ngano furimo fe akala asom jaka ono Macky Sall billahi wallahi nallahi taala sunja adjamit o beri bu sunop Ousmane Sonko Macky Sall na lus ndili ana beregi woko asom jata ana fange set aw yatu ngole nu tikeno mok ojiga ya besir yodi jang togon ichango togon ko so nane ko mi tab anyila jang mi kano a ministre pour ma bungo ngolan a modifier bu kana ke buluf ma bunti bare buluf ku pipi ka liwo parce que diga ya force cadre folay de la Casamance buluf ku mantu ja histoire mirage ko nak le ku karan ku banda kulan kan kolosar yo le bajo ñari man histoire yu cadre folay Casamance ku ñila ke buluf ku karan so awletu joy nyenyenyo none mumu wonu bunti e bunti kala bala kala bu jonjon Macky Sall quand après ça an mama mérité accepté a mérité out aw kayo kanoro bara woni rege mu kana jije mi ba nena ani fa na wala di après ça wala ya ajema ana yureri ke folam bu renken a ceng jak nani la ko mi sanken 2007 mene Sénégal uy be yap Macky Sall kawala ko be ko kuji nje baytula ni sanke bako ku sénégalais di ku juwala ku cen kanam pore di Macky Sall ko on kan téléphone neno Macky Sall fang iko ñu ana dangu mi nje bare mi te oni koliyam ani lusum oni koliyam di placer la fi kolito dara billahi wal kitab di managana mum bob njelati muser kano batu mum mane ma Macky Sall ni sole e gode yela edi muser indaken batu mum kano batu mum man je rebi nene Macky Sall ni sole le muser bajo parce que ana nji bokam di ene jakay onu solay bare Macky Sall fa nambay carte d'identité France on a total Sénégal o posala nan de tal ma kanu manjurude ma leboru banya Macky Sall leta nini Macky Sall peroru de woni regum la jijemut Alpha Condé bu ko kay Abdoul Assisi bu ko kay Ellen Johnson bu ko kay Anes Bay Kourama bu ko kay Buhari bu ko kay fogbo di kayre bang jiragom anam baro omari kayre famba e sangen yo bang
kumoro kanku tabulon bana bana monku tebulu be gambe ko la tike yaaje be jiccengi ulla bogoli be wom jiccengi folo mirego yaaje melata fulangu ingeneno simit kabanan du nyande si gaba 32 ans ba woni lakke mikal so a mikala apa mai baitla na kolen koli because of a minister wala place no bilanu sano wala kala ya nyule ikoli wuti fa di man gana mbom urub su jabu tuma bi affaire gambi haju baledi aw barka bin na rulum kala bon ko la affaire gambi pi goro banya ko ton fokol isolot ma mikala poem emete jebe poem njana fulo bon fu settu mi koleri to arma melata musara sof mi ko renane awju billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wala ma sanke way diine le musel bajo so njana kilay faleri to so kata ni rego me asom jata fata Ousmane Sonko aw be kala ko kajom panone ma teni manjene Macky Sall ko be bujo wala ko be ko lumo ma ko kul sunjali aljamit emite mangul bolu sop ka sanoro kana sanoro Gambi ja tu fenfen France 555 France 5 le waf dat mirego France be jo ba problème bare ni sanken ano sana rudun kanyana kola a problème e Gambi par fulo bo fu boli 8 mirego yo Aboubacar Keïta mais en français ko bontum manku kam réunion e kala mali ala mbere Sénégal gouvernement yoli aw asom jara mo gamel Macky Sall ma kenu fam problème e mali mirego man di kenu fam problème e mali di kanu misale jumbello e di Sénégal yolo Dakar yolo yirego me sita se solo su batanga bu jebe betel so sunjal ademti le bay Libya me kanyo mo Sénégal ko gudo kanyana poli tantanu jamu ko gudo kany haka e katiri ano hanji ngona jibay kumoro kono 1 million 1 milliard man ko lako kalwadi e ma fi samawati 40 jours tous haka e katiri an emiti yone haka ile to tore muy damo yone haka manji to man setu wicc pour manu jam avec kanu fanfang bega kanu fanfang nyanya tanku ngar man ku leboru aw place ya non de point Macky Sall ale kabirin karang babe Macky Sall nana sange me kana ka cedon kasaman manifestation akala ni misaw aw nya aw kasama seno ni ka farle aw no mamma bu kana kiya bang mante muso mu senda wujo ya seni sigole se setana sefa uyu mu seni ana po ngonu modifier bu kana bang Ousmane Sonko na fanka set Macky Sall na fange set gouvernement cabinet lu tout na fange set ku député ke Macky Sall mirego gouvernement yola Sonko na fange seti Sonko na la ko bloko be impôt domaine bala sekala famba gameno tambu pulen na nyoso biko wa mangbe kane o wa mangiri nane ma chesoro na chesoro yo rewro ona jumen patiela ayila me pamba pullo dula na jo nana tukano 14 milliards e jawut na jo nana violin kene jamanju me ku Sénégal c'est gouvernement Macky Sall ko rekut kabiri ndi Baboucar Sall nana kulo Amérique Dakar nane o 5 milliards na coûté na alabani on 5 millions justice e Sénégal kankanin théâtre justice yolo Sénégal kankanin théâtre ya ana kunun 5 milliards nous kulo nous lamani on 5 millions le sik janoba boko ko reja Sénégalais kuli woli nge baytla ni ñoo señon Sénégal musana mu jobe bor kuli wo Sonko akana ma Sénégalais kuli wo an sunsu somutu Sonko akana ma Sénégalais kuli wo Sénégalais man ko mañ bordo woldi ba may Sonko Sénégalais ko moro ko lake o kala wana Sénégalais ko moro ko lake wana Sonko apulo Sonko alewi ani jito ko moro jo français ko e buju kant 5 milliards non nous alamana la 5 millions milliards et 10 millions e butumbu ko nak Sénégalais sinsine ko on jefo ya ko mo jefo ko kano ba million mi jey coûte 5 milliards banja ko kulo man ko la mani 5 millions it doesn't make sense make sense diji kenene Macky Sall ba nje babe barajase di tembu kana nani joko Sonko pet
iju kon vite 2019 campagne di portable ma nenu ayno nana baja anay bawleli di atio makena kolkunda nenim juju ume Macky Sall na kula bu kanak na ko dala kare wada mana renken na kul Babkar Sall mana renken neno leta na kul ume nan wa neno korasi neno ume neno possible leta wala uma kilifa hanu yo ba kulo neno leta wala bari jana nyur kanye nak de jeleta nja Michael Chap ikanta mori ikantu wa foaf bari wono sani jebe kaya mari bukenu asom jada kenum kala ka lebelebe besir di jang lo folo fo ni jaw besir ni jaw jang ni jaw kanyobo ubu toni mamany bo jagun tu ni jaw bo mulombu tu boku wonka boto mbukenu chomon tu boku wonka boni je ni many bulu fude boto mbukenu famfam woni regeja bare Macky Sall tamba durbe fo mo la fe sonko famfam fiya miragi han Macky Sall mukana me sonko mu fango fang miragi kone ana dangi bare mite le to wonu tikeno sonko na dandang emite Macky Sall le to wona tikeno obe kana gaja na yolo obe lolu di busuna tana jumbe ka d'accord mala kanyo na kanyo kanya ban diga ja hano ban tare nana jawnya beris nano jaw kuye Africa li kono au African Union kono ko ku bonto waje di ke fola ya awnya kurungeni ja isuke aw be jaw ka sanken me kuye problème baje e aw miken an ede suk o sanken di an ona soso me African Union kanka ni gouvernement yola Sénégal mona sofu men am manjul fam asoso gouvernement yola na to prak na mama Putin ja wala no tan sécurité kola ke to na wala no si Putin wala to di bureau la baja wala no tanko foya kola ke ngu sojara ke to ja ma wala no Macky Sall nan he njeli no kana kanja di bureau Putin ano kan didal ko tan di kanu famfa kanu famfa duniya kuna ku fiti oto asom jata kanum aw asek kanum baytlande gamine no kanum asom jata kanum Ousmane Sonko ni yama jante bayola de ku Sénégalais ku sangane ndistele mi jam anana aku teben ana yiso tan tebum e diremi a tebuti direm nde ana woni jantino itela e bare ko politicien to ka wujun Sénégal ño nga Sonko eledo de lu kanum bang mané ji place ji yaw je ministre joje buji monsieur le ministre madame le ministre Assome Diatta attention elagi attention ujanja pompier be jabe foke samnes emtelu but emtelu ya pompier yeri le pompier de mitay yodi pompier ana sinamutu de di gamena sekamu di gameno jona baytula na ona tenkon Ayuba Sambu awtale ko puleni kakarandi ak mokane ministre de la force armée hani dimanche o budget puleni no démissionner mokana mi mutakut wolo bang dame Abdoulaye Wade awanu baje be rek Macky Sall wanu baje be rek kay Casamance deji tuno bang muy wuju bujum Casamance dila ko di ministère lu fokol han burgo jeetu jurom dirinja Dakar yesa waaw yesa son excellence waaw merci yes ni rek monsieur mu yesa mo me rek yes rek kare deta wona decide wa moji baba kaji baja ka punya panji sankamba jituno manji tuno si nyanjam jituno si manji la ko jitenku manji fata Ousmane Sonko wala rego nyane mo manji fata Ousmane Sonko mo kayo keno woni Gambia nya jalo ja buyike wawure duniya kuna ko feji de
ay no nane ande homosexual gor jigen ani nan ko ne Ibrahima Diallo nan ko bejo festival li beka yo westi na siddo fe sari venen baro nyaaji puru manji sanket kari venen baro acha ipuru ko manji sanket siddo fe sari venen baro ji puru manji sanket ko hanba ma funyole han baro mbo broko yes na yaro ko yali famille fure mbo broko parce que kajo ko ji punyeri ko moko tebo musu enda yole e manali di tule ko ne bebe ko sama suke esete ko bana kam mo ko bana ka sede ko bana ka hiniye ko le ko mo fala mata folofu fanolo fu jeri ban enda yomde ban samne somde e la po jeri ba fanolo fom u benye stula ken bare ku sama joji fata dila mi sedi yolo ji bom ji nga hen ji seno ho haja yolo ji bom ji nga heno ji nga hen ho haja yolo la mi sedi en ji bayni la bayni ele be botu bo rek na ngola ji kan o kanga ni ba kaus ele la mi sedi man de mo ji bayni ji bom ji nga hen par funa ba free funa ba free fo fuleit panji d'accord wane rego ci audio solo sangi sanke non horbe sos dinje je benen so nyade abu talora ndinde ano sampa boñ ka flokola ma tenko me ano sanari ja ponja on e baytulay bu toklo hampu gugulo mu sanke pampuru toklo dani bu gugulo mu sanke mom koy kana ko jam nin jami sanke to bi mame apo asek apo nini woni regum beto rek baro jaalo be ko koji palangi no fo ko janja aseka o maya be na la ko botu bo bulilli bar botu bo kan jakaru lo faja wala la ko han buna mangi la wala la ko wallahi asitambu buntora aseka mona mangama botu bo bulilli ba kati majo tamu buntora au kanta nini dero wono na seka muk hane milliard no baje bede tasele jaw muk so tambu buntora wala jale iteji pedo atumunja la nyabale otom jikano famfa di aw jinefan and mande jinefan jemme bang anya bab kayimu yanya si por kasanoro ke kanu sanorem problème kani la kajum pijo be di aw ni janja wonu yewulore mu sanken kaga joro ko rega rek fan tokolo pijo kajum pijo be di aw nyanyeri no ti yaaje me onu jen kaga joro erege yaaje me nane ma lima jawji ga handi Facebook nyek boje ngi merege yaaje parce que sanora tuku mama kusanora tuku mama nya fuji Facebook yaaje me mali ma erijo alfana nane ma bambande ulunu duwa nena karanja alukane nju duwa ano sana jakto ma ko isodi yaaje nena ko isodi yaaje ano sana jakto ma ko isodi yaaje ano sana jakto ma ko isodi yaaje ele gari fiyo fo wala posi alquran le muriduma amle chamere ja fukene chame oto anam bullege no pour kajo bullege no pour kajo nenya bangoni rego me programme bokoke abuko jamora yori ye fondinge soli programme les arguments 15th of July
ko be kan abuko satellite club balen ke be marsayodi so anosan buñale ko ne ticket heli $200 before midnight bala minuit ne ring but minuit ne wuje $250 no wate kala no lura yan ko jila yaaji finto ko difana time kala no ko gorore so mam ji manju mam ji kenu fam do duniya kuna ku feji ko jamatak di do mora mera ko manji kat ko morok di janteno wole kanjani sugoli manu tunore kabirum bare uyugo yanu sanken wala wana sonu sanken a korosi de be total otom jikanu fam duniya kuna ku feji anaw emite wuno jay wuno wana senon kato oto nyane ji janno bu kana man jilewul on kana kom kasankena emite mangari bolu soble none mulus la turanken wole ko kay Ibrahima Diallo nane gor jigen ko be jo festival eli Westfield finki gor jigen ñaw jaale puri nga tota panji mañ me kasi jigan le mu kumuluma man sa emite kile emite le de prende ni lele o makane o kade kula ga jama ko ray ha nya ja tien a jamato lewa ha wa nya jola na pubu gambia bare anoso no manjo place anoso na manjoro place la ko tom jikanu fam kanu bogo baro le arunga alma me ajebe ka fasa bukala le arunga alma me ayuya mukulo me bukala mok bo tu ka ko intéressé le ku jikere o kade duniya kuna ku fejire ala do ba setele o kade ulaw jaare iteji pewɗe mondial a ñabalinke duniya hakaja duniya anisa duniya nagaga wa ana bila isa arab nane hakaja duniya nana anyisa duniya na yoyoko o gare duniya kuna ku feji bare kulaw jaar iteji pewɗe mondial a ñabalinke bare pantien la nye kulaw jaarak pantien nye pan set wich emte e chameri ja fukane chame emte chameri ja fukane chame o kade komi kandu enda manji jam wambonde jaay manje mañ me duniya kuna ku feji janno anino me on kom ka sankena procureur dañ la sant ay mbir nga di ko def ci topp ay nit dang ko lay de dossier boo mës a ubbi di nga ko ubbi ci kanam yàlla dossier boo mës a tëj di nga ko tëj ci kanam yàlla lu ci waay di def xoolal ba ngay juddu xamuloo ko xamula da ngay naka nga am diplôme mu nekk président nga nekk procureur mu bëgg a dox sa kaw ndax dooleem nangul
yawmal qiyaam yàlla dana la tàgg dana ko tàgg te mbir yi dana leer de billahi ladi laa ilaha gayru tëj leen kaso def leen lu leen neex sàcc leen lekk leen yéen a tay bis dana ñëw Sénégalais yëpp dana taxaw ngeen fay coow li jaru ko ku def soo defee xam la te it nag am na loo xam ne yàlla du bàyyi ba yawmal qiyaam de fii la koy tàmbalee àtte fii la koy tàmbalee àtte mbokk yi ana Hissène Habré nekkul Sénégal lu mu def Tchad du fii lañ ko àttee tëj ko fi ana Omar El Bachir ñaata milliards la détourné woon tey fu mu mujj sinettement la sol ak benn caaye ñu tëj ko ci gris Omar El Bachir président bu Soudan fu mu mujj ñaata président africain président Burkina Faso anamu dafa xëy suba daw Blaise Compaoré anamu foogoon na li adduna bi moo ko moom teg rakkam lu ko neex def tey fan la Blaise mujj daw fu mu mujj xool leen Afrique mbokk yi ñaata président wallahi ladi laa ilaha gayru ci nit ngi nii seen président milliards yi mu sàccoon tey Europe ko moom mënu koo jot fu mu mujj nga lor say nit lor say dëkkandoo lor say àndandoo tàllal sa loxo waat ne danaa yore réew mi ci yoon ñëw di def lu la neex yoral sa police yoral sa douane yoral sa lépp nekk sa disposition waaye yàggul 2 mandats nga am wala 3 mandats xoolal sa diggante ak sa borom bu baax. yo ñaakula tunu jama jam asom jata baje konke kutuk mo janno wano ma sankino baje solo mumuk mu könum fanfan anaw emite be wuni tambulus mu könum fanfan u tob rek nu la ko muyin tem yo ngoko ne dudu ka baja no mu fujikelef fere sa manane sonko na mangesen yo to asantu sonko le pour si débat soli si dabaras barale jaw emite musene mori yo jijane no ome po basankana bola man jallo wana rek abar Assalamu alaikum mbadin APRC kolu 1000% Mauritania. yo uyu nak am ana sankana ajola ay panji jalo no wana sankano wasat oye ome jijano no wana jumbere gay dan wana kila jukum MTI seno oto nya jijano ro manji jam wana rek man jado no ron Assalamu alaikum kubalan jamaat babat wani wadi ne mu musafi mu burum tuf ana son tanami burum amandin ajola akana bukere gwamna saf mafu gwamna yawni ojoya mon fal sabari mu jene yo ami buka ko jamga ni jombo no dambi kalman me aussi dambi edingire nesi kumum mangam iko kalman me buka ko kumum mangam bara kuma gibu waram buka ko kumum man amsano ya dar kuma gibu waram buka inga dal ay yawtu de si yawtu kessa son yawtu depuis jeudi le vendredi le ko yawtu so donc mi ne ki ngone tout temps tani yawno so mammi di ngone ngi tam mangi ngone immangi bo jora mi di kano reno so jemi kaza mas
bari si yow sun ba gambe si sama bani ni yow to ni wadi ko yow bari ni ko yow to ko mo wona san yow to kane ka e ko mi to ni to fa ene go ni kan mandi mi kamma mi gambe nam to ni wala jikan assalam ni wala jikan assalam bari mi to yanu mo ni ko mi mati epure to ta ni mo be pure ni gambe bari ka ya mas wani ne turan da jisin ban dauke wa mai man kana burin kudan jisin ni ba jikar bukan kan man da bulu ko rabuwa bukan kan singaru bare nan kula ko be ejole be kan ga gambi woni be kan kuseka ko man ko kan kuseka ko gambi man ko kan yo deja anu kelme gari ban ni fa ngi jiyo ni kanak woni mi ko be ka buntoru man ko filto ya bo ni kuseka ya bo la ko ban ni ko jon ko ni bidete ndum ni fara fati ni fana fati aseka masega ko sumut fana fola ni ko sumut kan man ko hadde ko daga son den sabagi sanda wani mi za ka sada yau daga yabon son da yukun nomu an yi fan asir a fannin tanawi a benin man yada yau son da lako ne yada yau muka ka banto kare sun da jamid buko ko ka jaw na be kan blok tabu ka kan na blok tabu so kan ga ruban kan na blok tabu tamban dan pangu sai sun da ne ce nila si so sai diman dat man jamma ile mu ka zamas diman dat man jamma ile mu tambe situ tambe kan ni wala sak samedi kalofa awada da lansara samedi wada da lansara ano san abadi mi kudu bakati le politique de ano san abadi mi kudu bakati ya abadi drapo abadi wa jikano mangi gato fina gati samedi lansara le dimanche budumura burum kabin to budumura bi kalofa one that okay ko jikuru ya one that okay ni drabati gambi one that ba ka fula kadi gambi ba ja fukala sam depuis samedi ba dimanche bi on fitreri awu ni jikuru depuis samedi ala wada da lansara dikanu wono gambi burum dikanu wono wati ya jami wala drape manji jato bala biton let afon mo ba kanu nala ko to ase gani fana sumo da nala ko to daro kunira mina jikanu manji da jato kan mana jikanu manji jato abatu mi wuto na sa akanto afagen tike edra boy wala fulati ya no me ya ndola asobiola ujipaola anasaola jikano abad mi wuto sama fagen aji fulat nana gite biyo depuis samedi biyo be dimanche fitray ni pren mais dimanche alansara le jore ngito pendant 6 semaines sono 6 semaines sono 7 fitabi singoba fitini biwa jiban angidam no galen mande yabule bekala mo witola fe usum witola ola ko njama alonsan pa konta ngalo bu imana digal ngana bas ngaba tilo yana kense bajilo ne bajwana sa bari yenene jikan mo juga fasolena batani fan ni pul anosa ne mtemo ni anosa maju problem bega ke dunia wala antara la ko
Casamance kayra no la ko Gambie surtout Gambie jom ne safi ajama mi o tot aman matemo e kajen ganyen nelo ayam fo motif parce que pour le moment ku ke ko ka jaaje ke ko wa bana jam fo ngelo woni ni ko ni alo woni ni ko ni ana dukaya mamu kana ku jam aman mi na sal aman ni ne yolo yo nyaaji janjam basangana bet ay nomo yo o me pop o po na sanken nana wana regum na kankan funye safola o po baba mana juke yo nyaaji janne no de nya muddi beta mo manja nyaaji janne o me po wana sanken alaikum aliou bu jata suma bunambo suma yo akadanya odi abaraka imite chamo bari njeponi kankan funyi sana ndi jamu odi ali kan bare mana sa ko mena molati le bere gambia le babe gambia ro me le sondele na wala re boba kasamas ko ko wala ya ben sondele no sandi di kalimbi safia dukudua ku senorio mankudua bare na mare ko meno dimase sibite kalimarai kusali ja fitire kusali safare no sani sondele be kan ya city kaira yiti kasamas ate samana kasamas weli eto weli baja manja kasamas manja kamulen yibiro be kan ya city no sanna ya ben pana ya ben banna jumen tan manjile te banija de kajen wa futi kalimisa ore banko kan bes sidimasa sonne futok disigaba to na yuyu ko de na yuyu bare de Gambia re na shila of man sautas bilomeno moleti de problem yeti Casamance inja Casamance banko baje kaira kan sababu ndere ya na yuko nyaadi sautas sunya de mite baje de Casamance kaira ilio kan sababu Gambia kan sababu ya de orago langeno odi asinje manjuto na yuyu ko de mite isu sijak barakila mana feliso meno moleti le dere problem yeti Casamance andon na regunya kano siti sasa sati ya jame wala sipiso sati ya jame natara sati ya jame moleti de so ani boba Casamance anta kuma kammo kisondela soso kusofu solim kusenoro so Casamance tu manku kammo bari sidima so sone futako de sigaba mana samedi sone futako de sigaba samedi kalimare sibita kalimare saleja no sana salimi safa ban ati di kalimbi sidi di kaskar enda ya komandiri ano sana dala ati di kalim abajum kalimbi skoli special ona warana kam leta suti do tuka sama stu waran kam di ela baraka je chamo baraje mitero ndi so wajaka ta onkan kaisen kat seta langano odi islam yanya mana senyo Casamance tu ma au fange nungwale no senyo Casamance tu kanya au Casamance no kina mana komi bukan manjum fitine kane mun kupuru ko ke dire Gambie ko ngwala ko kamode balle bukan kan manju katino dire Gambie ko waran ko kan kaya ben $60 moleti de baraka jata yo nyaaji jama no on pasan kamelo emide katu ula tu usofa ula tu ku jamat malajan e fele seutis akena manjirit bare tu ula tu ngan ya yukun to mi kan ka jamoro ko kan mu jamora famfam nka jamora kan mu jamora nan famfam pasangana ko le kujaja kutu ya ubeta yiktola
mu jantanora mu lewlora mu kana mola mamujak utale on duwen mamu kana mola mujak oto mitika emite kana to barka po mamujak emite kana to barka mamujak nya jante no okay manji jante no kuma na santo no manji ga Senegal soxna si góor jigéen ni ñu bëree Sénégal sax yow xam loo ñun Jamra xam nañ ci loo xamante suñ ko waxoon àdduna tukki dafa am benn année je crois que c'était en 2014 góor jigéen ñi di préparer benn xew bu mag bëgg ko def en Afrique ñu ne léegi ban réew lañ ko war a defee seen gay pride yi ils avaient pensé au Sénégal ba ñuy defar nag seen lettre di ko yónnee kàngamu góor jigéen nekk Sénégal pour leen préparer leen nangam ku nekk ñu wax la lañ la jox ci xaalis ñu juum envoyé ko ci email bu Jamra Mama Sarr jot ko daal di may defal copie ni ma imam lii de yàlla moo ko mën lii kenn mënu ko dul yàlla ña ca bokk ñëpp ñun ñu ngi ak seen liste am na ci ñoo xam ne su ma tuddoon seen tur léegi fii ci fenêtre bi ngay naawe tëb daw doo ko gëm ba mukk am na ñoo xamante ni ay kilifa lañu ci wàllu diine ay kilifa ci wàllu nguur am seen soxna am seen ni doom nga leen di gis ci télévision bi mënoo xalaat mukk ne ay góor jigéen lañ ñu ne yàlla ci boppam moo ñu xamloo ni ñii ñëpp ay góor jigéen lañ te liste boobu dem nañ ci benn kilifa diine bu mag Sénégal ñu teg ko ci loxoom ni ko ñii ñëpp ay góor jigéen lañu moom mi ngi moom mu ñaan ñu ne ñu bu leen wax mukk seen tur ñu ne ko duñ ko wax incha allah mais bi suñu bëggee yëngal ñoom Sénégal ci mbiru góor jigéen bu boobaa nag dinañ yónnee liste bi jox ko presse bi journaliste yëpp jot ci fii egg nañ fi ak ñoom. mais est-ce que du xeex bi ngeen di xeex góor jigéen ñi est-ce que des fois da ngeen mën a seen vie du nekk en mais ci lañ dëkk dañuy menacé dañuy saaga di nga dugg ci mbir sax mu war a sotti ñu xeex la ba du sotti loolu lépp parce que lobby góor jigéen ñoo koy def lobby franc-maçon yi mais ñun coono bu nekk ñu ngi koy daj boo xalaat mais li ma gëm man mooy wallahu yaqsimuka mina naas moom laa wax sama mbokk yi ma leen yàlla rek mooy aar ñaari benn mbir am Seydina Aliou dafa ni bés bi nga war a génne àdduna bi nga war a décédé kenn mënul fexe ba nga dund jour boobu da ngay dee mais jour bi nga war a dund kenn mënul fexe ba nga dee kon ñun ma ne leen lan la ñuy ragal dee nag ci lu neex yàlla moo gën ci dee ci lu naqari yàlla mais ñi ngi jot ay menaces ñi ngi jot ay on nous place des pots de banane da ngay bëgg sax am sa projet bu taxaw bëgg liggéey góor jigéen ñi xeex ba ne loolu bu mu am nga toog ak président de la république mu ànd ci lobby góor jigéen ñi fexe ba jaar ci suuf ba loolu yàqu lu ne ñu koy daj mais tey la ñu gën a dëgër ni Sénégal bii incha allah fekk na ñu ngi dund dañ ko jaayante ak borom bi kenn du fi mas a daganal góor jigéen Sénégal mu neex leen mu naqari bi kenn mënu ci dara nag loolu incha allah. ñaawla tunu jama jam de ale Sénégal wawli waaru de mo fome mu jakal ku joja di diine panone ko di rasul ku prollo bare mo kana mole Sénégal ñane ku senten iteli ku careful mu mo kenu man ko may dano me avere Ukraine. We have people saying the Russian army officers aren't that good, their army's not that good. The battalion commanders that the Russians have on the ground in Ukraine today are the finest battalion commanders the world has ever seen. These guys are doing miracles. America's battalion commanders would do well to study what these guys are doing. How you lead from the front, sustain combat operations for 100 days, and you get better, not worse. That's a sign of a professional. The Russians are winning, hands down, and they are going to win. Hands down. There's nothing that can happen to stop this. Nothing. But there's a problem. We can make the cost for Russia very high.
We make it so high that it actually becomes painful. And if we make it too high, then we have what we call a game-changing moment. And we're on the verge of reaching that. We're providing providing the Ukrainians with weapons that are not going to change the outcome of the war. They are not. HIMARS is not going to change the outcome of the war. The M777A2 with its Excalibur round is not going to change the outcome of the war. Even if they get the Harpoon anti-shipping missile, it's not going to change the outcome of the war. But what it will do is kill Russians. It will kill Russians in large numbers. And this will make it more difficult for Russia to win its victory in a reasonable time frame. It'll drag this conflict out. Now, Russia will win, but the price paid by Russia will be very high, and the price paid by Ukraine will be even higher. And for all the people that say we have the little Ukrainian flag on our thing, we've identified ourselves, go to hell. Because if you care about the Ukrainian people, if you give a damn about humanity, then you'd want this war to be over today. Because all that's going to happen between now and the inevitable termination of this conflict is tens of thousands of Ukrainians are going to die. Ukrainian infrastructure will be destroyed. Wana sankenia awjale ko tuka ka gajo nafiki ya kululu bar jabu ko ke yati bang yati nyaji jam ke Côte d'Ivoire ma ko di Sénégal ko mburum bokon jijanno tapale yanko kanu bukana kan ko safu so koli manjal no ma sanke. Dans ce studio, le colonel Abdoulaye Maïga est porteur d'un message. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que 12 équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Les premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de l'amunissement, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelyan Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, les responsables des forces de défense
et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements des infractions suivantes. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes
les 49 militaires ivoiriens interpellés. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires, le peuple malien et le peuple ivoirien, solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre. Non. Non, tout dit jam. Maya en français comme ko di ivoirien di ko sénégalais Sénégal yolu di gamena président olu te banji choka su kumaliana panko nimisa panko nimisa le on rega ne manjo te banji tam choka su kumaliana panji nimisa samba abidjan olu dona tenko kana mola mubamban okay janno babe ris and I spokesman asangan and defense surely. Losses amount over 70% of its in Dnepropetrovsk region have destroyed ammunition depots for HIMARS multiple launch rocket systems, M777 howitzers, and 2 S-7PO self-propelled guns supplied to Ukraine by the US. High-precision ground-based weapons near Chazov Yar in Donetsk People's Republic have destroyed temporary deployment points of the 118th Brigade of Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine. The attack has resulted in the elimination of more than 300 nationalists as a result of surgical strikes of the Russian aerospace forces against the positions of nationalist battalions and foreign mercenaries in Osnovensky and Slobodskoye districts in Kharkov. About 250 militants and up to 25 armored vehicles have been destroyed. The enemy suffers significant losses in all directions. There is critical situation in the Ukrainian 25th Separate Airborne Brigade operating near Seversk, other operation in Ukraine. High-precision weapons of the Russian aerospace forces have operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery have neutralized 27 Ukrainian command posts, 53 areas of Ukrainian artillery units at firing positions, as well as 156 areas of manpower and military equipment concentration. 3 ammunition depots near Komsomolskoye and Partizanskoye in Nikolaev region, as well as 1 OSA AKM anti-aircraft missile system near Seversk have been destroyed. Su-35 fighter jet of the Russian aerospace forces has shot down 1 Su-25 aircraft of the Ukrainian in Kharkov region, Novodachnoye, Belay Republic, Novaya Kakhovka in Kherson region and Kherson city. In total. One more mira muy pop muy the Gambia Armed Forces. Manji wala jimman especially muy kam kanila de ko 1 or 2B and farfeñi. Tamjila ko man siena suma mbeka radio kurubali. Mala ko business eno mesi sa suma business. Fuelolo nangal ma anom ma ende motalo mela ke baju fuel. Ci de passé fomu ji passoro manji jo. Ko ku detector transport yolo di bagude bolo. Nya minelo bagude bolo boy man te moy ji baju right bang. Waaw cewo an waranta fajo mu fanyana ji fajo ani no mu ko fo mu jakut kanya kanila jela ko malami jabang a radio ma an nyakan ku pici mo kola oko mo je kato manda sojara nan ka kajoro ila ko man ku sandif ke folo may la ko man sandif ke folo kula ko man ku sandif ko folo ni ko ku cile am he nje ceng nje amanji mi nje tak manjira ko han sidi sole jumira ko ji ceng an baba ka jage man ku pangura ko pare toni nyuma mera ko me ami o kilto the rank you are putting on Joseph Fasol inje erak yo check anybody amanji min set
ku ja ku lebi sele ko na ku baba ma ne pangu pure no janja ando so bo ko no pangu katino ku ja provo ku ja ku teb ku bab ko ku ja ku yidu mo sele bar facto ne ba na ja ka manju me nde woni rego nya malgen parce que ame akiltio nyo bangana kayo mbokka nice man to chil banju balin jeju mi rego na man yoy rego nya malgen ja ome umdo ba hey njuju the biggest weapon tuju kunda na e folay dunia rek malakena lako di malakena tambu koli tos tambu nani yakare ya di amori nani yakare ya di mete ye poema mi kalale ambo malakena ke solo am poem mtp poem bar waw kaw jibal jakine pen ha ku ci soranja beni jabe jari fana fam funen poende the longest day must come and nyana commencer mboli boli da wate kala tente yila nan ku jodan ku tabo man ku jitu no le jana fa yalla jawme kam ka sofu min je fa ko jodan fa sofu ni fa jaman ko nya ko punya punya jaman ko nya ku down because bait la abilo te bu je meni nef ki fole ko wono rek ko di dunie kanu ka sanoro jakut fala mata jakut wala ko ka gajoro tam manjime am ay fulunga anko sanore nya tujila ko manju kala ko erege aje me mari majila ko panjono ma bait la na sangilu sank ona pa furing panji man tepan ko manju wambo le bile be ke kon le ko sank ko kanu je bere o tarte je bait la al mawrus al jamaat babil masjid assalamu alaikum